mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak nun fi nu toll nii benn waxtu mooy door a jot ñu dellu si ci ndimbalu suñu borom ak kattanam fas yéene leen a jot li xabaar yi bokk na ci Covid bi fi nu toll nii atum yàllaa ngi nii gannaaw ba nga xamee ne dugg na ci réew mi ak léegi fanweeri junni ak ñeent yu toftalu juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar daan ci dikk léegi itam gannaaw ba nga xamee ne sax mbir yi am na daal ay jànkat yoo xam ne daañu ko ci def itam ci at mi am na ci daañu ci déglu itam docteur yi ndaje mi nga xam ne amaloon nañ ko léegi ak liñ ci jota tënk itam ak moytu yi ba léegi itam ñu koy wéel ci fintoon ak waa SAMU kenn ku ci nekk fa nga ca taxaw ci wàllu liggéey bi daan ci dikk léegi am na kaab am ci diwaanu Ziguinchor boo xam ne bi itam dañ ko importé woon tamit booba ñaar fukki fan la woon ak ñaar ci weeru mars ci atum 2020 daan ci dikkaat ba nga xamee léegi toll nañ ci juróom benn téeméer ak lu ëppandi ak benn Michel Kanfoudi toftal ci itamit leneen it loo xam ne fii nu toll nii daanaka sax mën nañu wax ne benn ratalu la wow ndax daal dafa jëm rek ci wàllu Covid bi ak lu ci gën a bari Ousmane Sonko tam ay mbiram daan ci dikk léegi toftal ci incha allah wàllu tàggat yaram ak yeneen i xabaar. Maodo Faye jërë ngeen jëf bokk yi ci ànd ngeen ànd ak noonu Covid 19 bi fi nu toll nii at mu njëkk mi li nga xam ne am na ak tamit xayma bi daañu ci dikk léegi waaye tamit lu jiitu loolu itam gannaaw ba nga xamee ne yooyu yëpp am na fan ca jot a toll ci at mi ma baamtuwaat ko fanweeri junni ak ñeent yu toftalu juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay doomu aadama yoo xam ne wax nañu ko juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan fi nu toll nii téeméer yoo xam ne itam wax nañu ne am nañu lu yeesaat yu ci aju lépp dañ ci doog ko jowaat ak El Hadji Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti test yi ñu def téeméer ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak ñaar ñu tuddee cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé maanaam bu jógee bitim réew waaye am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñett ñu tuddee cas communautaire ñooñu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci diwaanu Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent tëddee nii ci gox yi ñeent ci Dakar Plateau ak Médina ñett ci Guédiawaye ñaar ci Mariste benn ci Gueule Tapée Centenaire Amitié 3 Point E HLM Ouakam Almadies Ouest Foire Ngor HLM Grand Yoff Xaar Yàlla Cité Magistrat Kër Massar Pikine Diacksao ak Tivaouane Peulh ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëddee nii fukk ci Saint-Louis ñett ci Kédougou ak Kolda ñaar ci Kaolack Kër Massar Ngaparou ak Mbour benn ci Foundiougne Saly Médina Yoro Foulah Sakal ak Thiès ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn si malade yi entré woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen doon topp ci kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu nga ci réanimation juróom-ñetti malade ñoo génn àdduna bésu démb altine benn fan ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak ñeent ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak ñeent téeméer ak ñaar wér nañ si juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo génn àdduna mu des ñeenti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak benn si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi. ak feebar ñi nga xam ne ñoo topp ci biir kër yi ñu dem ci li nga xam ne moo aju rek ci at mi nga xam ne moom maanaam nëgëri daaw daal la fi taw ji dugg daal ci gàttal bamtuwaat naa ko léegi wax ne fanweeri junni doomu aadama ak ñeent yu toftalu juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett yu faatu juróomi diiwaan yoo xam ne ñoom daanaka mbir mi moom fa la gën a tare Josette Kali. ginnaaw benn at bu mu feeñee ci réew mi Covid-19 daanaka mu ngi ci district yi nekk ci fukk ak ñeenti région yi nekkee ci réew mi yëpp bile feebar lu toll ci 34 832 ci ay nit ñoo ko am lu toll ci 29 402 ci ñoom wér ci ni muy lawee yokk bu baax a baax rawatina ñi koy am te duñu xam fuñ ko jëlee mu toll sax ci téeméer goo jël ñeent fukk ak ñaar yi coronavirus gi ci ñaareelu vague bi nga xamante ni tàmbali na si ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre
bi jot naa enregistré ci ndorteelu weeru février ci diggante benn fan lu toll si ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ci ay nit yu amee feebar bi bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso di directeur bu centre bu opération urgence juróom ci ay région weesu nañu junni ci ay nit yoo xamante ni am nañ ko mu di Dakar nga xamante ni mooy épicentre bi ba léegi noonee région bu Thiès Diourbel Kaolack ak Saint-Louis ci jamono joo xamante ni région yu Kaffrine ak yu Sédhiou amuñu lu toll sax ci ñaari téeméer ci ay cas. virus bi ni mu ñëwee ak doole ci ñaareelu vague bi ak ni muy lawee tax na ba suñu réew enregistré lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay nit yoo xamante ni ñoo ñàkk seen bakkan ñooñee ñàkk seen bakkan lu toll sax ci téeméer goo jël juróom-ñett fukk yi ak ñeenti daanaka ay góor lañu docteur Bousso gën naa addu ci li ñu lawal prise en charge bi nga xamante ni ñu ngi koy defee ci bërëb yu wuute ak hôpital yi mu xamle ni lu toll ci juróom fukk ak ñaar ci yooyee bërëb am nañ ko ci réew mi yépp waaye mbébét bi mu fësal ne moom la ñu bëgg moo di xool nu ñuy def ba wàññi bu baax a baax limub ñi nga xamante ni ñooy nekkee ca Sowétas ak ñii di ñàkk seen bakkan loole tax mu siy woo taxawaayu kenn ku nekk boobee appel it la ki nga xamante ni moo di professeur Moussa Seydi ak it professeur Tandakha Dièye di président bu comité vaccin Covid-19 woo nit ñi ngir ñu gën a farlu ci ñàkk gi ngir mën a daan Covid-19 gi nga xamante ni xaw naa wàññeeku ci fan yi donte sax ci diggante benn ci ayu bés la ñu tàmbali ñàkk gi te jot kaa def lu toll ci 35 000 ci ay nit. li aju tamit ci wàllu rek fi ñu toll nii. kii di professeur Moussa Seydi li nga xam ne wax na ko daal itam ak tamit ñi chef service bi nga xam ne moo jëm rek ci wàllu maanaam bërëbu feebar yi nga xam ne itam daanaka day wàlleeg yu demee noonu la ak itam rek ñu mën a taxaw daal itam ci hôpital Fann daal bëgg tamit askan wi daal ñëpp itam ñëw itam ñu vacciner leen maanaam ñu ñàkk leen itam daanaka appel la ak yuux goo xam ne gii ngir gur jar askan wi ci fànn boobule. ko loolu moom bokk na ci li nga xamee ne seen yéene la SAMU ñoom SAMU national bi fi nu toll nii ñoom itam ñu ngi ci rek riposte bi maanaam taxaw temm rek ngir janloo ak tawat ji itam fexe tamit daal ba luy tolloo fukki junne ak ñett yu toftal juróom benn téeméer ñooñ daal wax nañu ne bëgg nañ caa taxaw ñoom itam ba maanaam kii di Amadou Diary Bey nañ ko déglu ci wàllu fànn boobu la ma fañ point pour ñu génn ci mbas bi vaccination bi rek moom moo ñu ci gën mën a génne te li ñu seetlu ci vaccination bi mooy koo xam ne dafa ñàkku day tax yow doo def complication ba nga xam ne da ngay nekk cas grave bi nga xam ne dañu lay hospitaliser réanimation soo xoolee épidémie loolu rek moo ñu sonal donc lépp effort yi ñuy def mooy pour que maladie du ñu développer complication du ñu nekk cas grave yoo xamante ni dinañ leen yóbbu sauvetage parce que su boobaa si la ñuy am ñoo xamante ni dañuy faatu te loolu vaccination bi rek dinañu si moo ñu si mën a dimbali suñu seetloo tamit ginnaaw loolu vaccination bi dina wàññi wàllante bi dina wàlle li ñuy woowee infection disease dina ko wàlli donc loolu dina ko wàññi loolu tamit lu am solo la donc effort yi ñu war a def ci vaccination bi fokk ñu yokk ko donc comme ni ñu ko waxee am na doses yu yegg si 200 000 doses yoo xamante ni yegg si na autorités yu bari joxe nañu exemple bi ministre de la santé tàllal na loxoom ñu ñàkk ko président de la république tàllal na loxoom ñu ñàkk ko autorités yu bari muy man mi muy professeur Seydi mooy ñëpp ñi nga xamante ni vraiment ñi ngi doon non seulement ñi ngi ci maladie yi waaye tamit ci épidémie bi am nañu liggéey bu am solo bu ñu ci def joxe nañ exemple vraiment population bi pour wane ni ñàkk bi amul dara luy loraate et donc loolu daal ñi ngi ñaax nit ñi encore ñu dem inscrire ci plateforme bi ba pare ñu dem ñàkku ji waaye nag comme ni ñu koy waxee ñàkku bi am na solo waaye ñàkku bi sax ñaari dose la boo xamante ni benn bi ci 2 semaines wala 3 semaines donc déjà même balaa boobu immunité bi di nekk gu fi te balaa boobu tamit immunité bi ñu koy am fokk presque 80% population bi ñu ñàkk leen donc ñu ngi ñàkku waaye yoon bi gudd na donc tey nii mënuñu néewal mesure barrière yi. mesure barrière yi maanaam li ñuy aaroo benn cas rek lay amoon ci nëgën yi daaw ci fële nga xam ne moom lañ sax dañ koo jéggi woon tabbal ca réew ma ñaar fukki fan la woon ak ñaar ci weeru mars ci at mii nu génn ca diwaanu Ziguinchor fii nu toll nag toll nañ ci juróom benn téeméer ak juróom fukk lu toppandi
ñi fa faatu rek lu mu gàtt-gàtt toll nañ ci juróom fukki nit ak benn Michel Kanfoudi. ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci atum 2020 la mbas mi ñuy wooye coronavirus duggee fii ci diwaanu Ziguinchor. malade bu njëkk bi nag moom cas importé la ñu ngi ko dalaloon ci centre de santé bu Ziguinchor ñu gën ko xamee ci turu hôpital Silence laata ñu koy yóbbu ci centre de traitement des épidémies bu hôpital régional de Ziguinchor ci ëllëg sa ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bés boobile sax la ñu tijji centre de traitement boobu nekk ci hôpital régional depuis bés boobile nag la diwaan bi dugg ci feebar boobu di coronavirus tey jile nag ñu ngi toll ci juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti cas yi nga xamante ni ñooy cas confirmé ci ñooñu le nag ñi ràññee ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ni ay cas communautaire lañu téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn cas contact yi nga xamante ni waa kër docteur ñu ngi leen daan topp ak fukk ak juróom-benn cas yi nga xamante ni ci bitim réew la jógee ci ñooñu le nag am na ñenn ñu ci tegu ñu jógee ci diwaanu Kolda ak Sédhiou ci waxtu woowu yi nga xamante ni diwaan yooyu amuñu woon centre de traitement des épidémies bu mbas mi duggee ci diwaanu Ziguinchor ba léegi nag ràññee nañu juróom fukk ak benn nit yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci feebar boobile ci juróom-ñeent fukk ak juróom yi nga xamante ni ay cas grave la woon na ci bésub tey ji nag ñi nga xamante ni ñoo feebar te ñi leen di topp fii ci diwaanu Ziguinchor toll nañu ci ñeent fukk ak juróom-ñaar ci ñooñu leen nag fukk ak benn yi ñu ngi ci centre de traitement bu hôpital régional bu Ziguinchor ñeenti ci ñoom ñu nekk ay cas yu grave donte sax hôpital régional bu Ziguinchor ñeenti lalu réanimation rek la ñu am ci fanweer ak juróom-ñett yi fanweer ak benn cas positif yi ñu ngi leen di faj seen biir kër ñaar fukk ak juróom-ñeent yi nekk ci département bu Ziguinchor ñaar yeneen yi nekk ci département bu Bignona ki doon jokk ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. Ben Michel ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax gannaaw ba nga xamee ne atum yàllaa ngi nii mbir mi ñu nekk ci jafe na lool ñu mën a wekk lépp loo xam ne aju na ci wàllu aaru bi rawat naag ci bërëbu jàngukaay yi Ismaïla Marcel Coly demoon na ci yenn béréb yu bare ci fi ni jànge fii ci biir Ndakaaru ak élèves yi ñu déglu ko. naam mbas baa ngi wéy di faat ay bakkan lu ñu nemmeeku ci Saint Blaise Diagne mooy ndongo daara yi ba léegi farataluñu geste barrière yi lee ci gox bi ñaar raxasukaay loxo rek lañ fa fekk xale yi di wéy di dajaloo seen biir ci lycée John Fitzgerald Kennedy nag lu ñu fa nemmeeku mooy raxasukaay loxo yu bëri ak ay gel antiseptique moom la ñuy fekk fu ne ba ci salle de classe yi ci lycée boobu nag njiit yi ñu ngi def seen kettulay kattan ngir ndongo yi mun a faratal geste barrière yi lee ki xam lañ lu ñu mel mooy proviseur madame Sarr Fatoumata Sow. dispositif bi ñu tegoon daaw moo fi ne di raxas loxo yi gel bi ñi nga xam ne ñu ngi koy utiliser it ñu ngi koy def ci salle de classe yi ak suñu bureau yi di ñaax xale yi itam ñuy takk seen masque ren itam bi école ubbi waatee yombul torop ndaxte limu xale yi dellu si dañoo xaw a takku donc lim bi egg na ci 2,000 ak juróom-ñetti téeméer yu teg juróom-benn élèves yi nga xam ne dellu si nañ donc ñooñu il faut ñu jox leen masque ñoom ñëpp jox nañ leen ku ci nekk lu mu bon jox nañ la ñeenti masque gel bi aussi ñu ngi continuer di ko joxe ci salle de classe bi ñu ngi koy joxe ci bureau yi ñu ngi ko doon joxe ci buntu école bi léegi dispositif raxasu bi la ñu gën a tegaat tam agent yi itam ak élèves yi ñu ngi ci seen ginnaaw pour ñuy sol masque yi ndaxte ñu ngi def ay affiche ci école bi yëpp pour wax ne que ci biir école bi ñëpp dañu war a takk seen ay masque mu yokk ci ne ñu ngi waajal ay campagne de sensibilisation yu ñu nar a jaarale ci gouvernement scolaire bi pour gën a xamal xale yi ne mbas baa ngi fi ba léegi. ñu ngi prévoir itam defaat beneen sensibilisation ak gouvernement scolaire yi pour xale yi respecter mesures barrières yi ñu ministère de la santé et de l'action sociale digal. ginnaaw mi mbas mi amee at ci mim réew lu ñu nemmeeku ci école yi ñu jot a dem tey ci suba mooy njiit yi nangu nañu ne jafe na ci jamono ji pour ñu respecter geste barrière yi ci gox yi lee li ko waral mooy bëruwaay élèves yi ci établissement yi. li aajo yi tamit fii ñu toll nii ci li nga xam moo jëm ci wàllu Covid bi atum lëmm ñu baamtuwaat ko béréb yi mu gën a laal nag tourisme maanaam ñuy tukki di dugg ci réew yi ak hôtel yi moom li muy ñàkk ci milliards bari na am na sax ñu ne lu tolloog 400 milliards. mbir mi nag doy na waar lool Moustapha Kane dikkaat ci mbir yooyu lay waxtaan ci ak Habsa Elimane. jafe-jafe yi tar na lool métti na lool diis na lool parce que nag nu mu attaqué économie bi au niveau mondial bàyyiwul Sénégal moo tax am nañu ay perte de recettes yu ëpp 400 milliards de francs CFA tey jii sur 1400 entreprises mun naa la wax ne que 70 à 80% yi entreprises yi dañu tëj parce que boo xoolee si suñu structuration société yi entreprise PME yi mooy yu ndaw yi ñoo gën a ëpp surtout nekk si biir région yi. 1400 entreprises yi 70%
80% yi ay entreprise PME la donc loolu mu nekk lu métti loolu d'autant plus que ñu bëri si clientèle internationale bi la ñu yaakaaroon te loolu dafa taxaw waaye te si mbaax ak gis-gis président de la République dalal nañu waxtaan ak ñun te aussi jël ay dogal yu am maana yu mel ni exonération fiscale pour ñaari at 2020 ak 2021 aussi mettre en place benn fonds d'investissement bu toll ni 50 milliards pour crédit hôtelier ak touristique damay depuis 5 ans crédit bu mu amee si par la volonté président de la République si loolu la ñu yëngatu damay ñaax rek ñoo xam ne dañu liggéey ak moom aussi ñu respecter volonté président bi ak aussi volonté professionnelle yoo xam ne depuis ñaari fukki at ñu ngi xeex pour loolu am loolu moom mun tax aussi ñu mun am taxawaay pour relancer suñu activité économique rapidement parce que aussi am na ay xale yu bëri ñu ngi xaar seen emploi c'est menacé donc si biir waxtaan ak dem bu gaaw moom mun a tax également ñu mun a ubbiwaat hôtel si jàmm jëlaat ndaw yi ñu liggéey si jàmm waaye bu ñu defee leneen bu ñu dee leneen aussi ñooñu ñoo nekk responsable di ñaanal Sénégal ñëpp a dem vacciné wu parce que loolu moo mën a taw aussi dem bi ak dëkk bi mu yombaat si biir réew mi également mu yombaat bitim réew pour que aussi nu ñu yàggoon di liggéey n'est-ce pas yàlla dimbali ñu suñu activité économique mën a reprendre tourisme Sénégal aussi mën a reprendre pour mu dem ba def jéego yu ñu yaakaar si moom te loolu mën nañ ko am nañu xam-xam bi am nañ aussi relation yi au niveau international pour mun ko def. ci wàllu transport bi dem beeg dikk bi foofu te mbir mi laal na ko lool wàllu corona bi syndicat ci yëngoo itam xam nañ ne am na ci lu bari loo xam ne perte nañu ko ñu déglu ci Gora Xuma jokkoo ci xam si Elimane woon. ab sa problème Covid 19 bi bu dee yàlla rek lay tax ñuy wax métti na ci Sénégalais yépp lool mais métti na ci secteur des transports. secteur des transports bu dara doxul Sénégal du mën a dox mais secteur des transports aussi bu doxul tamit ni mu war a doxee Sénégal du doxee ni mu war a doxee feebar bi indi lu ñuy perturbation depuis bu ñëwee Sénégal ak léegi bu dee ci wàllu transport de passager la kenn ku nekk xam na ne am nay jamono téewoon nañ fii 13 régions bougé wut mën naa wax sax 14 régions ndax région bi nekkoon Dakar dañ doon yëpp ak genn wàll Dakar bi naan wàññiwuñ ko dara wàññiwuñ ko ba yàgg ñu bàyyiwaat région yëpp ñuy circuler kenn ku nekk da yëpp la nga war a yëpp taxuloon nag ni mu war a demee tuuti su mu demee ndax ñu bari demutuñ fi ñu war a dem restez chez vous bu tubaab di wax ministère de la santé di ko wax am na ñoo xam ne gëm nañ ko ba tax na déplacement yi néew lool te ñun suñu lépp mi ngi yem ci déplacement bu dee wala transport marchandise bi aussi tax na crise bi tax na ni marchandise bi war a circuler tutu ko kon te lépp dafa di soit ci ñun ñoo payer les pots cassés en tout cas li wéttuwóor mooy xaw ñu kañ le feebar bi jóge fii pour ñu mën a évaluer mais bu feebar bu jógee bu ñu évaluer dina nekk lu doy waar mën naa wax ne la transport daal mi ngi sukk ba jamono bii nga xam ne deuxième vague bi ñëw na couvre-feu ñëwaat encore ci Dakar ak Thiès nit ñi mëntuñoo liggéey ndax li tax mëntuñoo liggéey mooy da ngay naajee xëy di teel a wàcc ci te transport li tax bu baax mooy demal fu la neex wàccal heure bu la neex xëyal heure bu la neex loolu sax bañ ci daan nekk sa taxuloon ñu am lañ bëgg a rawate naag ba ñu ne dootu leen xëy heure bu la neex dootu leen wàcc heure bu la neex te doo leen dem aussi fu la neex loolu nekk na loo xam ne li du doy waar la kon transport subvention réglé wu ko dara réglé wu ko ndax turu subvention moo fi am rek état mën naa génne milliards joxe ko mais ñun dañoo ëpp ay milliards kon subvention réglé wu suñu problème ñun li mën réglé suñu problème rek mooy dem ci suñu sago ak fu ñu neex ak saay bu ñu neex te loolu amatul te bu loolu amoon tamit clients yi nga xamante ñoom lañ yaakaar clients yi bari tey ji feebar tax na kenn bu jutut dara xew yi arrêté na gàmmu amatul sport amatul dara amatul lépp loo xam ne da doon yokk suñu koom-koom dara amatu ci kon mën nañu wax ne transport bi ci gis bu yaatoo yaatu la nekk kon ñoo ko déggandoo mbir Ousmane Sonko gannaaw ba benn waxtu demee ba tolloo ko ñaar fukki minute ak Adji Sarr moom mi jiite Pastef nag nañu suba ci àllarba ji la fas yéene lañ ko jox daal convocation woo ko fii nu toll nii waaye nag itam ni ko maître Abdoulaye Tall waxee ne daal moom yore kàddu gi ne daal moom rek moo ci am yoo ci yore cëggal gu yam fii nu toll nii waaye nag ñoom fa nekkoon démb ak bërki démb ba léegi itam ñu ngi koy ña nga fa toogani ndax jàpp nañu ne muri gi ñu muri immunité am maanaam karangeem dox ko demee noonu le maanaam li ko doon yër Abdoulaye Tall jokkoo ci ak Babacar Samb. waaw dama ni damay dëggal ni moom jot na convocation mais par le canal de son avocat maanaam avocat am dem na déchargé buy wane ni dañ ko soxla pour mu ñëw mais li ma xamal ba xamal la ko rek mooy Ousmane Sonko defoon na déclaration ba wax ni procédure bi nga xam ne moo concerné woon levée immunité parlementaire am dara respecté wuñ ko si. député yi ñoom ñoo violé li nga xam ne moom la règlement intérieur bi wax donc dafa considéré ni ba tey jii muy garder immunité am te immunité boobu muy garder mooy tax juge bi mënu kaa déglu comme ni mu fogee ni mën nañ kaa déglu loolu tamit mooy tax dañuy jàpp ne bu taxawee ne je ne me mets pas à la disposition de la justice day nekk benn logique day nekk benn constance dans sa déclaration loolu moo tax ñu wax ni moom rek moom moo la joxe suite à cette convocation d'autant plus que moom la concerné mais de toute façon li ma gëm ba gëm ko mooy Ousmane Sonko nit ku responsable la
bi ñu demee bay agir de la sorte c'est parce que il a agi de façon responsable. am na benn médiation bi nga xamante ni tàmbali nañ ko est-ce que médiation boobu mën na prospérer vu discussion yi ngeen jot a amal ak religieux yi. waaw damay leeral foofu ne Ousmane Sonko n'est demandeur de rien demandewul ñu jubóole kii wala kan li mu wax leer na nañ ay comploteurs ñoo nekk derrière ce dossier di tirer les ficelles di manipuler une pauvre fille. loolu nag moom nee na baal na xale bu jigéen bi waaye nag na yoon def liggéeyam ba topp ñi nga xam ne ñoom ñoo sas lii sos lu bon lii sos lu ñaaw li nga xam ne gàcce la teg sénégalais yépp gàcce la teg askan bi yépp surtout gàcce la teg jigéen ñi loolu moo tax moom mu taxaw fi mu taxaw ne nañu rendre justice à Ousmane Sonko rendre justice à cette pauvre fille bi qui n'est d'autre qu'une victime parce que victime la tamit nañu waxante dëgg nañ ko rendre justice te nga xam ñi nga xam ne ñoom ñooy les fossoyeurs de la stabilité publique ñoom ñooy les fossoyeurs de la paix ñooñu ñu teg leen loxo te xam ne ils sont passibles même de la haute trahison. woo gi ne woo Ousmane Sonko moom fii nu toll nii nag su fekkee demu ci nag ci wàllu yoon am na ñu ne kon mën nañ ko fexe daal ba jox ko kayit wax ni mooy dañ koy jëli kon ak yu demee noonu le gannaaw ni ñu ko waxee. gannaaw ba nga xamee ne ko la ba jox ko mandat d'arrêt boo fekkente ne loolu am na mu daal koy yitteel itam convocation boobu nga xam ne daal moom xamee sagul dana dem wala du dem waaye ñi seen xam-xam màcc wala droit pénal kii di professeur te koy jàngale Marie Boiré waxtaan na ci ak Babacar Samb. bu ñu la joxee convocation dégg naa ñuy wax invitation la wala du invitation loolu juridiquement invitation moom moo boobu dafa faible waaw du vraiment parce que dafa conséquence yi muy produire. yeneen conséquence la au niveau judiciaire d'une manière générale parce que dafa am ay pouvoir yi nga xam ni dañ ko joxe muy mandat de comparution mandat d'amener mandat de dépôt ak mandat d'arrêt ñeenti pouvoir yoo xam ni ce sont des pouvoirs très importants ça veut dire que yow bu ñu la waxee ñëwal nga bañ a ñëw ñu jox la convocation nga bañ a ñëw mën nañ jël mandat d'amener bi nag moom ça veut dire que ñuy wax force publique yi dem leen ngeen gisal ma ni ci ngeen arrêté ko ngeen ma ko parce que nee na moom bëggu mënul ñëw bu fekkoon nag nit ko dafa daw dañuy defar nag koo xam ne li ñuy wax mandat d'arrêt mais mën nañu defar nag tamit mandat d'amener ou mandat d'arrêt boole ko ci ak mandat de dépôt mooy jàppal leen ma nit ki yóbbul leen ma ko fële ci prison ba ngeen joxal ma ko chef administration pénitentiaire bi fu mu jàpp ko donc affaire bi mooy que bu fekkee nit ki nga xam ni bañ na effectivement bu ñuy décerner mandat d'amener mooy indi leen ma ko donc force publique bi moo koy exécuter donc ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être que ki bañ ak force publique dañuy nekk dans une situation boo xam ne mooy situation affrontement man de su ma sañoon bu fekkee moom nit kooku dafa bañ waxuma ni nit ki dafay bañ nit ki sax mën na jóg ne bu fekkee loolu la naa dem même bu fekkee dafay soulever ay vices yoo xam ne au niveau de l'Assemblée ni ñu ko def rek du noonu mais dinaa dem parce que dama war a pour man wan leen ni li ñu may tuumaal amul. Ori dem ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Maodo Faye nuyu naa leen nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu xabaaru tàggat yaram yi dañ koy dooree ak li nga xamante ne moo jëm ci njiital CAF FIFA nag daal dina tànn candidat ba noppi muy Patrice Motsepe di doomu Afrique du Sud njiital ANPS di association nationale de la presse sportive moom nag nee na bu nekkoon moom ki nga xamante ne moom mooy Augustin Senghor dafay daal di retirer candidature am ndax amul benn wërsëg gagné ci kanamu sud africain bi di Patrice Motsepe moom nag nee na Augustin na nangu poste bi nga xamante ne nag moom la ñu wax ni moom lañ koy jox muy vice président wu CAF Abdoulaye Thiam nag mu ngi ñaawlu bu baax a baax li FIFA sóob loxoom ci mbirum Afrique dañ koy teewlu moom Abdoulaye Thiam. dañ koy ñaawlu ba fu ñaawlu am. FIFA lu muy def tegu ko fenn moomul football africain lu muy def fii ci CAF ñemewu ko def fële fi nga xam ne moom mooy Europe waaye FIFA bu amee sañ-sañ def lu muy def c'est parce que africains yi ñoo ko nangu sunu président de fédération yi ñoo ko nangu sunu dirigeant africains yi ñoo ko nangu Olof Njaay mooy faral di wax uude lu mu la gisee noonu la lay ëwalee
gis nañu campagne bi nga xam ne Gianni Infantino def na ko am na ay dëkk yoo xam ne visité na leen te pourtant visitam nekkul woon sax ci agenda président de la République waaye fu mu dem gars yi génnal ko tapis rouge recevoir ko comme président de la République. Il se permet même d'aller jusqu'au Qatar pour impliquer l'émir du Qatar dans une campagne électorale. Il se permet en même temps gars yi bàyyil ko mu ñëw inaugurer benn centre boo xam ne Éthiopie woo ko moomoon mu jëlee ko Éthiopie indi ko Kigali parce que relation yu mu am avec Paul Kagame. Donc boo xoolee situation bi ñu toll nii léegi Augustin Senghor ay doomu ndeyam ñi nekk ci comité exécutif ak yeneen pays africains ñoo taxawoon ñee ko ñun Ahmad bu fu nekkulee yow lañu bëgg nga ñëw falu waaye FIFA bugg ko FIFA bu ko buggul nag ci élection lañ jëm ñëpp xam nañu nu muy demee man situation bi dama koy analyser d'une manière froide au moment où nous parlons dañ koy naqarlu bu fu naqarlu yem bu naqar yem mais FIFA ku mu bëgg nga falu ci Afrique tey moom mooy falu te FIFA buggul keneen ku dul doomu Afrique du Sud di Patrice Motsepe Sénégal lu ko defee mooy waxtaan nañu gis nañu proposition bi ñu def bonul à mon avis yàlla rek nag moo xam Augustin Senghor moo xam ak sunu njiiti réew ndax dañu koy nangu mais man de damay joxe sama xalaat ni ma ko gisee bugguma Sénégal delluwaat ci problème yi nga xam ne xamoon na ko Augustin Senghor ñi fi nekk di taxaw di tàccu yëpp di ko tàccu ci adduna bi ci Afrique bi yëpp di naan proposition rawa au Seychelles en 2011 moom moo taxaw ne ki nga xam ne moom mooy doomu Cameroun di Issa Hayatou li ngay bunta xatalee doomu Côte d'Ivoire bi di Jacques Anouma ànduma ci ils étaient 6 personnes li ci tegu mooy représailles contre football sénégalais dañuy dem ba teree ñu sax football fii arbitre match bu ñu mënta football ñu indil leen arbitre boo xam ne daf ñuy éliminer loolu ñëpp gis nañ ko teg ci seen bët nga nekk sénégalais nga bañ a nekk sénégalais bu fekkente ne dëgg rek moo neex yàlla mun nga reconnaître loolu ci Augustin Senghor mooy maanaam ku am probité intellectuelle ak morale ku am compétence waxuma ko ñeneen ñii ñoo ko wax waaye loolu taxul nga mën a nekk président de la CAF ñi àndoon ak moom sax Maroc bi nga xam ne Sénégal amul lu mu ko deflul tey jii ñoom ñëpp ñu ngi rocceeku di ànd ak li nga xam ne FIFA loolu la bëgg boo xoolee tey jii nii boo loo xayma ñun suñu zone bi sax Augustin Senghor mënu fi nekk majoritaire zone ouest A boo demee Afrique du Nord dara leeru rek boo demee Afrique du Sud Afrique sowu jant mooy COSAFA 14 ñi fa nekk noonu yëpp ñoom ñëpp ils sont acquis à la cause de Patrice Motsepe ñëw nañ def proposition bu ñu defal nag dañ ne Augustin Senghor yow yaay nekk premier vice président ñu teg ci kaw kaaf ki nga xam ne xamul dara ci football maanaam homme d'affaires la di Patrice Motsepe daanaka pour man Augustin Senghor sax moom moo nar a nekk président de la confédération africaine de football bu accepté poste boobu FIFA football moom moo ko moom. mu ngoog FIFA football moom moo ko moom lépp dina leer ni ki week-end bi ñu dëgmal foofee ca Nouakchott ca Mauritanie ci bu ñuy amal li nga xamante ne moom mooy finale Coupe d'Afrique des Nations gone yi nga xamante ne amaguñu ñaar fukki at te mu war a dox ci diggante Ghana ak Ouganda waaye jàppale ni jamono ji ñeenti candidat yi nga xamante ne ñoom ñooy xëccoo poste président wu CAF ñoom nag dañ leen daal di dàq kon FIFA daf leen daal di delloo seen biir dëkk yi ngir ñu mën a dem waxtaan ak seen i njiitu réew wax ci li nga xamante ne moom mooy accord yi ñu jàpp ci réunion bu ñu doon amal foofee ca Rabat ci réunion boobu nag liñ ci mën a jàpp moom mooy ñoom waa FIFA li ñu bëgg mooy njiital CAF mu nekk doomu sud-africain bi di Patrice Motsepe ki topp ci ginnaawam ñu jox ko maître Augustin Senghor deuxième vice-président bi ñu jox ko doomu Mauritanie bi di Ahmed Yahya doomu Côte d'Ivoire bi di Jacques Anouma moom nag lañu wax ni mën na ñëw ci poste conseiller spécial loolu yëpp nag dina leer niki week-end bi ñu dëgmal dañuy daal di wax nag bi la yoon ci championnat national bi ñu def bilan li nga xamante ne moom mooy 9e journée bi ak équipe yi nga xamante ne ñoo faree foofee ca Petite Côte bu ñu demee ca Jambar moom ba tey moo nekk leaderu Ligue 1 sénégalaise bi Stade de Mbour moom mi ngi féetoo juróom-ñetteelu place su classement bi Mbour Petite Côte moom mooy première équipe non relégable Ligue 2 bi nag Kër Madior ba tey mu ngi ci ñaareelu place bi Demba Diop FC moom jóge na ci ñetteelu place ba mu nekkoon wàcc ci ñeenteelu place bi loolu yëpp dañ ci teewlu Moustapha Sall ci leer. Mbour Petite Côte ma ngay wéy di ñàkk ay matcham bii day mooy ñetteel bi nga xamante ni tegale na ko di ñàkk ci njeexitalu ay bis gii ñu génn AS Pikine moo ko daan 2-1 donte day gone yi nga xamante ni Maori di entraîneur italien bi moo leen di jiite ñoom ñoo njëkk a dugal laata waa Pikine di leen fa fekk ak ñaar mu nekk nag jël bu nga xamante ne gën na leen a suuxal ci suufu classement bi ndax day rek la ñu raw juróom-ñaari poñ la ñu am gannaaw juróom-ñeenteelu bëccëg Mbour Petite Côte daan nañ ko juróom-benn yoon ci matcham mu daal di am 2 victoire ak benn nul mu daal di jël juróom-ñeenti but dugal juróom-benn Stade de Mbour daanaka moom Mbour Petite Côte ñoo bokk lu ñu daj ci bëccëg bi ndax waa Stade de Mbour seen jongante ci biiru mbokk gi ñu doon amal ak waa Saly Portudal dañ cee ñàkk ñoomi tamit 2-1 wàcc kon ba ci juróom
juróom-ñetteelu place bi ci classement bi waaye ñoom bind nañ fukki poñ ak ñaar waaye nag dafa mel ne ñoom ba léegi béy wéegul mbuus ndaxte am na benn jongante bu nga xamante ni footballaguñ ko ñoom ak Jaraaf. Stade de Mbour gannaaw juróom-ñetti jongante yu nga xamante ni football na ko ñaari yoon rek lañ ko ci gañeegul am na ci ñetti ndam ak ñetti témboo dugal juróom-ñaari bit ñu dugal ko juróom-ñeent. waa Jàmbaar ñoom nag ñoo nekk ci kanamu classement bi ba léegi gannaaw bi ñu gañee seen dëkkandoo bii di Stade de Mbour gone yi nga xamante ni nag ñoom ñoo dëkk ci biir Saly Portudal fukki poñ ak juróom-ñett la ñu am nekk ci bopp classement bi am nañ fukki bit ak ñaar nekk ñetteelu attaque bi nga xamante ni ñoo ëppale lu ñu dugal nañ leen tamit juróom-ñaari bit ci juróom-ñeenti match. Jàmbaar benn match dong lañ ko jot a dóor gañe na juróom am ñett yi nga xamante ni da koo témboo. équipe yi nga xamante ni ñoo teewal diwaanu Mbour ci Ligue 2 bi ñoom daanaka ñoom it seen bëccëg bi dafa nuroo ndaxte Kër Madior moom mi ngi ci ñaareelu place bi gannaaw témboo bu nga xamante ni am na ko Wakaam ku ci nekk benn bal nga dugal sa moroom ñu fàttali ne fi ñu toll ni Kër Madior am na fukki poñ ak juróom nekk ci ñaareelu place bi dugal juróom-ñeenti bit jël juróom-benn waaye nag sorewul ak mbokkam moom di Demba Diop mu nga xamante ni moo nekk ci ñeenteelu place bi mën nañoo wax ne ñoom dañoo lajj rek perte ñaari poñ ndaxte ñoom ñoo dalaloon aussi Fatick ku nekk daal di jël benn poñ bu gañe woon nag mën naa jege bopp classement bi lool waaye fi ñu toll nii mi ngi ci ñeenteelu place bi am fukki poñ ak ñeent Demba Diop nag taxawaayam baax na ndaxte moom taxu koo min championnat bi lool daaw rek la fi ñëw daal di gañe ñeenti match bi ñu door rek léegi am ci ñetti match nul ñu gañe ko ñaari yoon jàpp leen ne ci juróom-ñeenti jongante yi nga xamante ni def na ko moom Demba Diop dugal na ci juróom-ñeenti but Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud FM. ñu wax nag ci football bi ca Tugal ak li nga xamante ne moom mooy première ligue anglaise bi tey nag la ñuy door lii di ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu bëccëg bi benn jongante rek la ñu am ci programme bi ki nga xamante ne moo teg tànk jamono ji di Manchester City moom nag mooy dalal Wolverhampton bu 20h jotee Serie A ca Italie ñoom it dinañu door seen ñaar fukk ak juróomeelu bëccëg Torino moom dafay dem seeti ji Lazio Rome bu 17h30 jotee Juventus bu Turin moom dafay daal di dalal Spezia bu 20h45 jotee Maodo Faye lu jëm ci sa équipe bi FC Barcelone xam nga ni démb waxoon naa fi ni am police wàccoon na fa ba jotoon nañu teg loxo ki fa nekkoon président di Bartomeu moom nag mujj nañ ko bàyyi ni ki tey jii ci suba gannaaw bañ ko dégloo ñu fàttali rek ni ñoom dañoo wax ni dañoo am ay signature yu ñu doon def kon ci li nga xam te moom moo jëm ci présidence bi ñu war a élection présidentielle bu club bi ñu war a amal fii ak juróomi fan kon ni ki tey jii nag bàyyi nañ ko. jërëjëf Odile ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci xabaar yooyu la fanweeri minute ak ñett moo feggu ci benn waxtu nu dem ci yëglekaay. Maodo Faye. jërëjëf Abdoul Aziz jërëjëf bokk ji doon déglu daanaka juróom fukki minute moo feggu ci benn waxtu foofu la xabaar yi boore.